asalaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan ci ITV bisimila ci xibaaru marax wi tey jii ci àllarba ji yamoo ak ñaari fan ci weeru décembre ñu fas yéene leen a jukkil xibaar li nga xam ni moo ci gën a fës. Juróomi collectif yu ŋànk jeunes yu nga xamante ni dañoo bokk ci front doy na ñoom nag ña nga woon ca gouvernance bu ndakaaru la nga xam ni moom lañ fa doon wuti mooy fésal seen mer naka noonu yi tamit di ñaan ñi nga xamante ni téeméer lañu ak juróom-ñaar fukk ak ñeenti agent yu nekkoon ay contractuel ca Sénélec ñu jox leen seen àq ak seen yelleef waaye yi tamit leneen li nga xam ne bëgg nañ ko moo di rek ñii di enseignant yi nekkoon ci classe passerelle ca Tambacounda ñu daal di leen dugal ci fonction publique bi ñoom nag jébbal nañu ab bataaxal kii di gouverneur bu ndakaaru ngir rek daal di ci wax li nga xam ne mooy seen naqar ñu daal di dem ca département bu Rufisque fële nga xam ni moom moo di Kër Ndiayloo commune bu Mbambilor foofee nag ay bulldozer ñoom ñoo xëy rek daal di daaneel ay kër yu nga xam ni seen i borom ñoo ko fa tabaxoon kër yooyee nag site bañ ko tabax dañoo jàpp ni HLM moom moo ko moom ba tax na kër yëpp daaneel nañ ko ñoom ñi nga xam ni ñoom moom kër yi amuñu lu dul seen i gët ak seen i rangooñ di jooy leneen li nga xam ni nag moom la ñu wax nee na du lu njiin njaaga Baye As Samb moom mooy njaag ndax moom moo leen jaay terrain yooyu nga xamante ni nii tey def nañ fa seen ñaq ba pare ñu daal di koy daaneel. ñu wax ci génn àdduna ak Pape Bouba Diop fële ca France ca dëkk bu ñuy wax Lens nga xam ne footballoon na ca équipe boobee moom nag dañ koy delloo njukkal niki alxames ji levée du corps bi 11h30 lay am ca centre hospitalier bu Lens bi ginnaaw loolu nag dinañ ko jullee daal di koy tatagal ñoom tamit wane seen cofeel ci Pape Bouba mi nga xam ni jaar na foofee bu ñu fa jógee nag li nga xam ni moo di néew bi dina bàyyeekoo foofee ñëw ci aéroport international Blaise Diagne niki àjjuma bu 15h jotee fi nga xam ne nag moo di HLM fa mu dëkk fekk fa baax ca Tëngéej fa lañ koy yóbbu jullee ko jébbal ko yàlla suñu borom ci bés bi. ni ñu ko waxee woon ci njalbeen gi ñi nga xamante ni nii ay ndaw la ñu bokk ci juróomi kuréel yu bootu ci ñii di front multilutte bi ñu tuddee doy na ñoom nag ña nga woon ca gouvernance bu Dakar la nga xam ni moo leen fa yóbbu woon moo di rek ngir kaas seen àq ak seen i yelleef ñi nga xam ni dañ koo salfaañe ci seen gis-gis am na nag lettre bu nga xam ni jébbal nañ ko gouverneur lettre ba la nga xam ni moo ca gën a fës ci li leen naqari moo di ni rek ñi nekkoon ay contractuel ca Sénélec toll ci téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñeent ñu delloo leen seen àq ak seen yelleef naka noonu yi tamit ay jàngalekat yu nga xam ni ci classe passerelle yi lañ nekkoon ca Tambacounda ñu daal di leen dugal ci fonction publique bi li nga xam ni tam mooy parparloo bi nga xam ni moom moo am ci recrutement bi ak yi tamit ni mu ñàkk jaare yoon loolu yëpp bokk na ci li leen naqari Awa Thiaw Seydina Mbaye. Ils sont 5 collectifs de jeunes avec une seule revendication, l'emploi. Les membres ont envahi ce matin les locaux de la gouvernance pour se... ñu jégalu élément boobu wolof la dinañ ci nasaraan la dinañ jël siwaat ci élément wolof bi bu ci kanamee fële ca Tëngéej ca département ba la ñuy dem fa nga xam ni tamit rek moom moo di Kër Ndiayloo ci commune bu Mbambilor foofee nag ay kër la ñu fa daal di màbb ay bulldozer xëy rek daal di koy daaneel terrain ba nga xam ni nag moom la ñu tabax ñoom ña nga xam ni ñoom moom kër yooyee dafa mel ni HLM moom moo ko moom li nga xam ni nag moom moo leen naqari moo di ni rek ki leen jaay terrain bi muy Baye As Samb waxu leen woon ni terrain boobu terrain HLM la ba tax na dinañ ko yóbbu fa mbaxana doone mbenn Samba Law bëggee mooy seen porte parole ñu déglu ko ci micro Babacar Seck. ñun yëguñu tinuñu dañu xëy ñu ne HLM a ngi toj seeni kër te wax dëgg yàlla affaire bi métti na trop métti na HLM toj suñu kër joxuñu sommation joxuñu dara xëy ñëw yàq këru nit ñi yàq bunt yi loolu HLM tegu ko fenn. kayit yi leer kayit yaa ngi nii ay acte de cession ay acte la ñoo ngi ko jënd fii ay TF la ñu waxoon bi ñu koy jënd jox nañu ay papier aussi ki moom kii bi ki moom terrain bi accord baa ngi nii protocole d'accord bi mu d'accord ak promoteur bi moo ngi nii ñu yor ay papier yi leer lañ ñu wonoon moo tax ñu ñemee jënd te ki ñu jaay tamit mooy ki ñuy wax Baye As moo ngi tudd El Hadj Amadou Samb adjoint maire au Bambilor moo ñu ko jaay moo ñu jaay terrain bi ñu jënd tabax bëgg dëkk ñu toj suñuy kër vraiment dañ bëgg ñu fay ñu loolu dong lañ soxla ñu fay ñu suñu yëf
nee nañ ko HLM def na fi arrêt d'escos mu ne moom fii gars yi dem ba mu yàgg jékki-jékki toj wax dëgg yàlla lii dafa metti quoi. suba dañuy porte plainte Baye à Samb et la Samb dañ koy porte plainte suba dañ koy porte plainte moom mooy adjoint maire Bambilor la xaw ma deuxième la xaw ma première la mais adjoint la fa moom xam na lu xew démb ñëwoon na fi bi ñuy toj te man yaakaar naa ni man moom mënoo moom sa yëf ñi koy toj ngay xullee parce que man bu doon sama yëf balaa ñu koy toj dana leer bu dee maa ko moom. beneen barab bu nga xam ni tamit toj nañ fa ay kër mooy Ngent nekk ci wetu pôle urbain bu Diamniadio ñi nga xam ni ñoo fa am ay kër ak ay parcelles yu nga xamante ni lotissé nañ ko ba pare ñoom nag daal nee nañu li nga xam ni moo leen naqari mooy li ñu xëy rek daal di daaneel seen moomeel yooyee ñoom nag nee nañu lu njiin njaaga yokk gi nga xam ni moom la ñuy yokk zone industrielle bu Diamniadio moom moo leen indi loolu te loolu nag du kenn ku dul Aprosi moom nag li nga xam ni moo leen naqari ak li leen métti yëpp moo leen ko teg. Babacar Seck moo fa teewoon. coowal lotissement bu Ngent te sorewul dara sphère ministérielle yu Diamniadio mu ngi wéy ña fa am ay kër yu tabax wala ay pàkk fekk neen ñu toj seeni kër ñuy joxoñ baaraamu tuuma waa Aprosi lam am mu nga nële c'est le titre 3652 R loolu la moom fële la yem ca rang ba fii daf fi njëkk a ñëw ne da koo soxla pour def extension. conseil municipal bi réunir ne ko foofu affecté nañ ko ba pare ba nit ñi tabax ba pare depuis 2010 ñu ngi fi bi ñuy délimiter domaine industriel bi lii dañ ko fi bàyyi ndax dafa jege woon dex bi. léegi nag li am ba des mooy tabaxawoon nañ ba pare ñëw na toj na suñuy tabax yépp. ñi yàqule am jaaxle ci toj bi ndax nee nañu mbir mi mu ngi ci loxoy yoon. ñun yéen lañ yëpp yóbbu ci yoon jox nañ ñu soit transmis mais booba ba léegi kenn woowuñu waaw dañoo koy tere dañoo ñëw toj xanaa balaa ngay toj alali jàmbur xanaa war nga ko indi assignation même bu fekkente ne tribunal moo ko dogal nga ne tribunal kat moo ma jox fii wala kayit gi la am pour def lii kenn joxut benn sommation. ñi yàqule ci Ngent liñ bëgg mooy ñu bàyyi leen ak seeni dëkkuwaay. di liggéey investir ci sa dëkk pour mën a aar sa njaboot ak logement ni mu jafe ñu ñëw di toj say bâtiment loolu vraiment teguñu ko fen la ñuy sàkku ci nguur gi mooy mu bàyyi ñu ci suñ site bii soxlawuñu xaalis soxlawuñu beneen suuf suñ suuf si lañ soxla. ñenn ñi amoon ci lotissement bu Ngent jot neen ay ndàmpaay ci waxtu boobu am ñeneen ñoo xam ni gisaguñu ay koppar ci seeni kàddu. ñu àddu jëmale ci politique APR am na niki fukki at ak ñaar niki démb benn fan ci weeru décembre 2020 anniversaire boobu nag ñi nga xam ni ñoo di waa APR profito dañ ci ngir def seen bilan rawatina ak bi nga xamante nii nag président de la république liggéey na liggéey bu am solo ci seen gis-gis moom mi nga xam ni moom moo jiite parti boobu ñi nga xam ni ñoo di nag waa APR ñi ngi woo ñëpp ngir ñu bokk ndey bokk baay boole xol yi ngir mën a wéyal liggéey bi nga xam ni moom la président Macky Sall di def. Boubacar Dieng Moussa Fall. bi nga xamee ni nag liste gouvernement bu bees bi génn na yenn ci ay njiitu APR ànd ak mer ndax li ñu gisul seen bopp ci gouvernement bu bees bi ngir dajale waat njabootuk APR gi nag Ndeye Saly Diop Dieng di woote ci ñëpp booloo doon benn. L'Alliance pour la République appelle tous les responsables militants et sympathisants. Militants sympathisants bu APR naka noonu yéen cadre yi ñoo ngi woo ñëpp ci ñu gën a booloo dajaloo ci ginnaaw njiitum réew mi Macky Sall ngir gën koo dooleel ci li nga xam ni moo ngi suñu kanam mu di ay élections. Pour des victoires encore plus éclatantes. Mbaye Ndiaye moom gis ni ñi nga xam ni fekk ci nañu njiitum réew mi Macky Sall dafay wane ni rekk fi mu toll nii Macky moo fi nekk. Mes chers camarades, nous commémorons le 12e anniversaire de notre parti. yéen ñëpp xam ngeen ni yoon wi sori woon na loolu li ko dalee 2008 balaa ñoo falu ak bi ñu sosee ba léegi ak fi mu toll nii sax gis ngeen ni ñi nga xam ne ñëpp ñu ngi doon ŋàññi njiitum réew mi fekk si nañu ñu. lii daal dafay wane rek fi mu toll nii président Macky Sall moo fi nekk bañ nangu te ñëpp daal ñun la ñu àndal.
est l'homme du moment, il est l'homme de l'avenir, il est l'homme de l'espoir du Sénégal. si bile anniversaire nag nemmeeku nañ ci nit ñu takku lool lu tollook fukki million ak juróom benn lañ ci dépensé juróom ñett yi ñu jagleel ko ay ñaan amal ko ci ñeent fukk ak juróomi département yu Sénégal yeneen juróom ñett yi moom la ñu def fii ci célébration bi amoon ci Dakar. ñu dellu siwaat ci juróomi collectif yi ëmb ay ndaw yu bokk ci front multi lutte doy na ñoom nag ña nga woon ca kanamu gouvernance la nga xam ni moom moo leen naqari moo di rek ñenn ci ñoom ñu nga xam ne ay contractuels la ñu woon ca Sénélec toll ci téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñeent il faut rek ñu daal di leen jox seen àq ak seen yelleef naka noonu ay jàngalekat yu bokk ci classe yu diggu doomu yi nekkoon ca Tambacounda ñu dugal leen ci fonction publique ñoom nag jébbal nañu seenu bataaxal tënk ci lépp lu nga xam ne moo leen naqari ñu jox ko gouverneur Awa Thiaw Seydina Mbaye. ñu nekk juróomi collectif yu ndaw yi nga xam ne benn revendication rek la ñu am mooy liggéey membre yi daal di daje sa gouvernance ngir ñu mën leen a dégg ñi jiitu nag mooy collectif yu ex contractuel yu Sénélec di réclamer rek ngir ñu boolewaat seen 174 agents ci yooyu lay liggéeyukaay. donc dañu constaté ni Sénélec dañu lié woon dañoo amoon protocole d'accord boo xamante ni dañ ko signé woon ak ñoom devant madame Innocence et Mame Matar donc protocole boobu moom lañ jugé ni aujourd'hui directeur bi ou bien même la direction générale de la Sénélec dañ ko violé. Pourquoi? Parce que dañ ñu waxoon lors de la rencontre atelier bi ñu partagé woon ñu wax ñu ne ñu 15 personnes la boîte bi mën a jël parce que budget bi permettrul mu jël au-delà. Mais maintenant comment est-ce que nan la ñu mën a waxee loolu en 2020 maintenant ñu toog quelques jours le directeur y a même des images qui le montrent le secrétaire général de la Sutelec Habib Aïdara qui dit que actuellement day recruter des nés à Kaolack alors que ni ñun am nañ protocole d'accord boo xamante ni moom moo ñu lié ak moom. ci kaw loolu collectif yu enseignant classe passerelle bu Tambacounda ak yu Kédougou di wax ni rek li ñu bëgg mooy ñu dugal leen ci fonction publique. bi récupéré ñu formé ñu pendant 6 mois affecté ñu dans si lieux yi si village yi gën a sori si village yi la ñuy affecté tey pendant 4 ans on a eu à insérer dugal nañ 5000 xale si formel bi actuellement nous voudrons que carrément état bi jël ñu dans les villages à Tamba à Kédougou à Kolda à Casamance entre autres nous avons senti que carrément il y a des écoles qui ont été fermées par des fautes personnelles de l'éducation école dañu ko tëj amuñu personnel éducatif am na ay écoles yoo xamante ne carrément il y a beaucoup de manque criant des enseignants. ngir xeex seen ay recrutement ci seen poste yi nga xam ne moom la ñu yelloo juróomi collectif yu ndaw yu membre du front multilutte doy na di interpeller état bi rek ngir ñu gëstu leen ci bile problème ci kaw loolu ndaw yi di wax ni duñu def benn yoon li di émigration clandestine ba noppi dinañ toog fii ci réew bi ngir mën fee tekki. ñu dem ba diwaanu Sédhiou mi nga xam ni ñi ngi ko def région en 2008 moom nag bokk na ci diwaan yi nga xam ni ñoo gën a tëju ba tax na jëwriñ ji ñu dénk wàllu collectivité territoriale mi nga xam ni dem na fa ngir rek gën a fësal programme PNADT bi bokk na ci li nga xam ni moo ko gën a soxal mooy ñu fexe ba Sédhiou gën a ubbeeku waaye tamit Sédhiou gën a am koom loolu yi nag tax na ba moom teeru nañ ko tatagal ko am yaakaar lool ci ñëw bi mu fa ñëw Adama Sarr Cheikhou Gueye. fii si Sédhiou nag ñi nga xamee ne ñoom ñoo di maire yi de yaakaar gu mag lañu am ci plan bi nga xamee ne moom moo di PNADT région bu Sédhiou bi nga xamee ne nag yàgguñu koo def ab région dafa làqu lool. tant que désenclavé wuñu Sédhiou du mën a dem fenn Sédhiou mooy première capitale de la Casamance mooy Casamance avant Kolda mais léegi nii à comparer Sédhiou à Kolda. Mais Kolda raw na Sédhiou bu yàgg pourquoi parce que Sédhiou est fermé donc ñun en tout cas en tant que citoyen de la région de Sédhiou li ñu njëkk bëgg ñun li ñu bëgg ñun mooy soit 2 plans mu indi ñu baag surtout Sédhiou Diatakunda Bambali. ki nga xamee ne nag moom moo di gouverneur bu région bi jàpp na bi le plan mën naa jural njëriñ lu bari gox bi nga xamee ne moom moo di Sédhiou. ñu gis que en tout cas feneen. ni ñu def aménager territoire bi xam nga foo xam ni waruñu faa dëkk ñu dëkk fa foo xam ni yoonu ndox la ñu fatt ko dëkk fa
ak yeneen yi nga xam ni constaté nañ ko tey boo gisee inondation yi am doole c'est parce que quelque part aménagement bi ñu waroon a defuñu ko donc tey jii région de Sédhiou bu fekkee ni monsieur le ministre ñëw na ak délégation ñu ñëw wasaare plan bi nga xam ne dafay tax ñu bàyyi yoonu ndox yi en tout cas bu ñu ci sukkandiku dinañu am benn développement territorial bu harmonieux. nguurum Sénégal nag bëgg a sukkandiku ci PNADT ngir rek suqali li nga xamee ni moom moo di gox-goxaan yi. Le plan national d'aménagement et de développement territorial vise à promouvoir le plan national d'aménagement et de développement territorial nag ay objectif am moo di dey comme bi nga xamee ne moom moo nekk ci collectivité territoriale yi ñu fexe daal ba suqalikoo ba mën fee jaar sax daal di suqali réewum Sénégal yépp. harmonieux et durable du territoire national. région bu Sédhiou bi nekkoon ay jamono ab département ci Kolda ñu ngi ko rek daal di def ab région ci atum 2008 jamono ji nag daal dina am ñeent fukk ak juróom-benn collectivité territoriale. région de Sédhiou tëju gi mu tëju moo ko sonal waaye leneen li nga xamante ni tamit sonal na diwaan boobu mooy rek daay yi nga xam ni dafay tàkk lu bëri ba tax na ki nga xam ni moo di commandant Ismaïla Niang inspecteur régional bu Eaux et Forêts mi ngi woo ñi nga xam ni ñoo di maire yi ngir ñu gën a jàpp ci xeex bi ñuy xeex daay bu ko defee département bi wala boog région bi gën a jëm ca kanam commandant Ismaïla Niang ñu déglu ko ak Adama Sarr ak Cheikhou Nagay. pour di wax ne alhamdulilah ren nawet bi barke na ndox bi bëri na mbéy mi dox na ñax gi am na solo pour jur gi garab yi aussi mel nañu nu ñu war a mel kon nag ñu war a fagaru contre daay yi fi mu nekk nag tollooguñu ci période daay mais tollu nañu fu ñuy defee feu précoce maanaam daay ba nga xam ne ñun service yi ñoo koy organiser avec collectivité yi taal ñax gi balaa muy wow lool xam ne dina wàññeeku lu bëri. ba xam ne bu ñu duggee ci noor bi safara bu amee daay bu amee du lakk lu bëri walla sax du laal garab yi ndax dina fekk ñax gi war a xamba daay gi day wàññeeku lu bëree bëri mais bu loolu wëyee ñu di ñaax askan wi ñoom ñëpp ñu taxaw temm pour fexe ba meetu daay am ndax àll bi nga xam ne moom la ñuy aar dafa bëri lu muy jural askan wi ñu ci bëri ñu ngi dugg ci àll bi di fa jële ay meññeef wala ay bant yoo xam ne ñu ngi ci suturloo maire yi boo xoolee seen fiscalité lu ci bëri ci produits forêts yi lay jóge mais ci biir loolu ñuy ñaax maire yi ñu am ay unité de lutte de proximité te loolu ñoom mun nañ ko ndax unité bi lan la mooy na nga am camionnette maire yëpp am nañu camionnette na nga am équipement bi mooy réservoir ba nga xam ne ça coûte moins de 100 000 ak pompe ba nga xam ne mun na jur de 100 à 400 000 mais loolu boo ko amee daay fu mu jógee askan wi jóg balaa muy am doole ñu faagaagal ko mu jóge fi. bu ñu jógee Sédhiou dañuy daal di jël li nga xam ni moo di gaal wala bokk chaloupe bi daal di dem ba Gorée fekk fa ki nga xam ni moo di architecte italien bi ngi liggéey ci projet mémorial de Gorée nee na nag projet boobu ay nit ñu xereñ ñu seen xam-xam màcc ci wàllu woowu ñoom ñoo ciy liggéey du wax nag njëg gi ñaata la waaye li nga xam ni moom la xamle moo di ni daal ci atum 2023 lii di projet bi dina yemb te dina pare commissaire bi nga xam ni nag moom moo yor lu jëm ci wàllu projet boobu di Amadou Lamine Sall nee na mbir la mu nga xamante ni dina baax lool ci réewum Sénégal Mouhamadou Rassoul Kane Bara Sow. ci suñu économie bi sport jëlagul place bi mu war a am parce que boo xoolee bu baax ci àdduna bi li ñuy wax FIFA ak li ñuy wax CAF ñoom xaalis bu bari bi nga xam ne bi ñoom ñi ngi ko yore di ko doxal duñ ko ci sport bi moo leen ko jox mooy ne ñoom dañu organiser wu ba xam ne li nga xam ne li ñuy wax sponsoring ak li ñuy wax droit de télévision daf leen di indi lu bëree bëri mais loolu nag boo buggee jot ci dafa am nooy doxale dafa am organisation booy am léegi ñun Sénégal d'abord li ci jëkk mooy li ñuy wax infrastructure mooy terrain yi loolu d'abord munoo def spectacle te amoo terrain li koy firnde rek mooy équipe nationale Sénégal mënul recevoir ci région de Dakar Thiès lay recevoir Jaraaf de Dakar bërki démb rek ñi ngi recevoir
mais ñu gën a sawar a Thiès te ñëpp xam nañ ne Jaraaf de Dakar base affective am Dakar la donc loolu muy gàllankoor donc léegi il faudrait li ñuy wax rëddu yokk koom-koom mooy la chaîne de valeur loolu la tubaab di wax la chaîne de valeur loolu dañ ci war a dugal ñun sénégalais yi suñu bopp mais may wax ne du état bi rek parce que secteur privé bi tam ñoom dañu war a jël seen wàll. joyantil ngeen ko seen bopp kooku Ibrahima Gueye la doon wax ak Sophia Ba daal di wax jëmale ci wàllu sport naka la ñu war a def ba nga xam ni di la fulandi koom-koomu réew mi ku ci mel ni Abdoulaye Sakho yi tamit nee na sport waruñu ko jàppe rek am po dañ ko war a yi tamit boole ci li nga xamante ni dafay suqali koom-koomu réew mi ndaxte sport fi mu nekk nii bokk na ci lu nga xamante ni nii ci wàllu koom li muy jur ci wàllu koppar bari na lool nee na nag faw état yi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci dunu Afrique gën a fulal lii di tàggat yaram Abdoulaye Sakho ci micro Sophia Ba. li ñu ci war a def mooy xalaat ni que ni ñu jàppee lu mel ni télécommunication ni ñu jàppee lu mel ni pétrole ñu ngi ciy def ay réunions yu dul jeex ni ñu jàppee lu mel ni gaz noonu la ñu war a jàppee sport bi loolu nag dafay waral dafa war a tax ba nga xamee ni ñi nga xam ni seen xam-xam màcc na ñu jublu ci di ci gëstu ñi nga xamee ni ñoo war a décider moom mooy décideur politique yi ñu jël ko jox ko cër bi war ñi nga xam ne ñooy décideur sportif yi mooy ay fédération yeeg yooyu ñu liggéey bi war ba nga xamee ni que talent yi ñuy am ci biir dana doon lu baax donc fédération yi nu ñu ko tuddee di comité olympique pouvoir politique yi dañu war a dajaloo man ko defar politique sportive bu dëgër te boobu buy dëgër rek bailleur de fonds daañu ñëw jàpp ci te ñëpp danañu mën a dem fu sore. jërëjëf professeur Sakho dañuy daal di wax jëmale ci génn àdduna ki fi nekkoon footballeur international bu Sénégal di Pape Bouba Diop ñi nga xam ne nag ñoo di Lens di club bu nga xamante ni tamit football na fa moom ak El Hadj Diouf ak Ferdinand Coly Lens googee nag ñi ngi koy fàttaliku fas yéene ko delloo njukkal niki suba levée du corps bi dinañ ko amal 11h30 ca centre hospitalier bu Lens naka noonu yi tamit dinañ ko defal cérémonie de recueillement daal di koy ñaanal yàlla suñu borom bu loolu weesoo nag ci lañ koy soog a yeb ci Fafalnaaw bu Air Sénégal International mu ñëw fii ci aéroport international Blaise Diagne bu 15h jotee ñu daal di ko yóbbu Tëngéej ci ay bokkam jullee ko jébbal ko yàlla suñu borom Abdou Latif Diop moom moo ñu teewal foofee ca réewum tugal ñu déglu ko ci. sociétaire Racing Club de Lens 2001 ba 2004 moom kat dinañ ko sargal 3 décembre bu 11h jotee ci centre hospitalier bu Lens recueillement bi nag ak ñaan yi dinañ ko amal ci Lens suñ ci jógee defal ko benn levée du corps bu 11h30 jotee ci teewaayu ambassadeur yeeg consul bi ak autorité sportive bu Lens de l'Effineer Pape Bouba Diop nag danañ ko continuer ci juma Lens bi nga xam ne fa lañ koy sange ñaanal ko ci bu 12h jotee ci heure France cercueil bi nag dañ ko transféré ci alxames yi après midi ci l'aéroport Charles de Gaulle bu Paris pour yóbbu ko Dakar par vol Air Sénégal HC 404 ajjuma ñeenti fan ci weeru décembre 2020 vol bi nag dina jóge fii ci France bu 10h jotee pour agsi Dakar bu 3h si ngoon jotee. jërëjëf Latif ñu daal di àddu jëmale ci tolluwaayu coronavirus ci tey jii nga xam ni cas yi xaw nañoo takku lool ci image yi nga xam ni moom ngeen di gis nii ñi ngi ci am lu mat juróom-benn fukk ak juróom-benni cas positif li nga xam ni itam moom lañ ci ràññee mooy fanweer ak juróom-ñaari cas communautaire fanweeri nit wér nañu am na yi tamit juróom-ñett fukk ak wala bokk ñetti téeméer ak fanweer ak ñeent ñu nga xam ne ñàkk nañ ci seen bakkan fi mu toll nii nag li nga xam ne moom lañ ci ràññee daal moo di ni lii di coronavirus bi mi ngi gën a di jëlaat doole ci biir réew mi cas communautaire yi di gën di bëri ñuy ñaax askan wi ñu gën a sàmmoo ak li nga xam ne moo di rek lii di geste barrière yi ak di takkaat masque yi balaa deuxième vague di am.
suñu rubrique découverte dañuy daal di dem ba fa nga xamante nii moo di ca Fuladu fekk fa ay jigéen ñu am solo ñu leen di wax les reines coutumières ñoom nag ay jigéen lañu yu nga xamante ni nii daal dinañu yëngu di jàppale jigéen ñi yaradal nga xam ne lu ñu am ci doom mu daal di delluwaat daal di dox seen diggante ak li nga xam ni moo di yàlla ji nga xam ni mooy joxe ay doom di leen ñaanal ngir rek ñu daal di nekk ay jigéen yu nga xamante nii dinañu mën di jabooto loolu yi nag bokk na ci lu nga xamante nii tax na ñoom ñu jox leen cër bu am solo Seydou Diatta. nekk lu ñuy woowee dimba du ci judduwale duñ koy doon ginnaaw ab jafe-jafe ci wàllu am doom maanaam yaradal xeetu jigéen yu nu mel dañu leen di fekk ci mboolem xeetu yu nekk ci bët saalum réew mi rawatina fii ci diwaanu Fuladu Zatou Coulibaly mi doomu dimba la balaa muy nekk acteur culturel. Nous croyons en nos valeurs, nous croyons en notre culture. Ce qui fait que ñun dañoo gëm lu nu mel te ñi nga xamante ne ñoom la ñuy woowee dimba tax na ba jigéen yu bari di reetaan tey ndax am doom. notre langue locale qui gère la progéniture de toutes les familles. Toute femme qui a des difficultés de procréation peut par la gloire de Allah et leur bénédiction en avoir. ñun dañoo donn yoon wu ni mel ci suñu waajur ñoo ñuy jëlee ko ci seen maam waaye du ku mu neex rek nga daal di nekk dimba déedéet dundin wu ni mel dafa di ab saafara ci ñàkk am doom tàmbale ko ci dénkaane nit ki ci weneen xeet. ou bien mandinkolia ou bien surwalia abele ben kono ja. Des gens qui souvent quand ils ont un enfant ne restent pas en vie pendant léeg-léeg nga gis jigéen boo xamante ne saa bu amee doom du gudd fan buñ ko boole ak ñi mbir mi daal di saafaraw. par la grâce de Dieu le remettre à cela. mu nekk lu yàgg ñeel cosaan ak aada te génération bu ne daal di ko wëyal waaye du ko mu neex rek nga doon dimba. ni doon ta dimba yàlla ni eeku ike bali mum folola wandi kew. soo xasee nekk dimba am na yu bari yoo xamante ne war nga ko moytu ndaxte soo ko defee du la jik lu mel ni jaalu. pour être membre de ce cercle restreint. pour bokk ci dimba yi dafa laaj lu bari li nga xamante ne war nga ko moytu rawatina geneen góor lu ko moy doo am lu la neex. c'est pour cela souvent elles sont des femmes saintes. C'est pour cela leur bénédiction est toujours acceptée par Dieu. képp ku dem ba am kóolute mag ñi dañu leen tànnal li njëkk xeet bu ñu lay denk boole ci soppi sa tuur naka noone jox say doom yi ay tuur yoo xamante ne duñu faral di ko dégg. di nga dem sax ba bokk ci askan wi wala xeetu gi nga xamante ne ci lañu la dénkaane te léeg-léeg say doom yi jël seen tuur ak seen sant. wala am ay tuur yu wuute ak yeneen tuur yi ñu faral di dégg. man moom ci xeet bu ñuy duppee balant yi lañ ma dénkaane may nañ ma sax xam-xam pour dimbali ñi nga xamante ne am nañu jafe-jafe am doom te maa ngi leen di jàppale bu baax a baax. On veut changer son nom de naissance en donnant Ken Bougoul. Ici on peut dire carton, ici on peut dire manlafi, on peut dire ordure, on peut avoir beaucoup de noms. saa su ne dañuy faral di amal ay yëngu-yëngu ngir delloo suñu borom jukkal waaye mbas mi daaw ba ren tax na ba lu ni mel amut. yaay binta na yoro dinaw mansa dar lay kilimbulan kono aladani mansa mankori kulawo mansa dar lay kilimbulan kono yeddinde mum aladani altala ya dila yo susundi foya jindi yo samba sunnoto lu xel munta nangu mooy ginnaaw bu nga yàggee ñaan doom te yàlla may la ko amoo pexe ngir delloo ko njukkal loolu metti na trop. Depuis 2 ans on est là les mamans n'ont fait. ñaar ata ngi mënuñu delloo njukkal suñu borom ndax restriction bu tukkee ci coronavirus bi te loolu nag am na njeextal ci xale yi. tout simplement les rites et le rituel n'a pas été accompli.
ak mbégte lañu nemmeeku ci seen xar kanam ginnaaw jëwriñ bu ñu dénk wàllu cosaan ak caada gi di Abou Diop indee njàppandalam ci lëkkaloo gi dox digganteem ak acteur culturel yu fekke baax ci douane gi. jërëjëf Seydou Diatta cosaan ak aada la fi maam bàyyi woon ba léegi mi ngi fi te reportage boobu fésal na ko ak dimba yi nga xam ne xam-xam boobu dañu ko donn ku am jafe-jafe am doom wala ku yara dal ñu daal lay ñaanal nga am doom boo amee doom yi tamit ñu tuddee ko kenn bëggul wala amul yaakaar wala boog yeneen tur yu nga xamante ni dina tax doom joojee dund ba gudd fan yàlla na yàlla yàggal seen taxawaay loolu moo nekkoon xibaar yi li ci gënoon a fës ñuy gërëm Njogu Seck ci xarale gi ak Modou Diouf doomu xinin ci jokkoo gi naka noonu yi tamit Amagor Robert Niang mi nga xam ni moo tax ba lépp yéwén ñu daal di jël leen ngay delloo ko Hassana Fall ca geneen tribune ba ngir mu wéyal programme yi ñuy doxal fii ci ITV jàngeen jëf